meew bi xew ci jamono ñoo leen di may seen émission l'œil du tigre. Première émission de lutte sénégalaise. Chez nous en Afrique. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu amati mbégte lool ñu dellu si di waxtaan ak yéen ci wàllu làmb waxtaan ak yéen ci sport waaye balaa ñu dugg ci biir émission bi xam ngeen jamono ji li nga xam ne moo lëmbee àdduna bi di jàngoro jooju ñu naan coronavirus wala Covid-19 mu di jàngoro ju law lool ci àdduna bi foo dem ci réew yi nga xamante ñoom la ñuy woowee réew yu bari doole yi seen koom-koom kawe ñu xarañ ci wàllu industrie ñooñu la gën a tee sonal rawatina nag ñun réew yi nga xam ne ñooy di réew yu ndaw yi wala réew yu xaw yee néew doole ñu nekk en voie de développement mu nekk feebar boo xamante ni nag ci dëgg-dëgg dugg na ci réew mi te indi na njàqare indi na mbir moo xamante ni ñu ngi toog di ci jiixi jaax dem nañu ba sax boo dee xool kenn wóolootul sa borom mu di feebar bu métti boo xamante ni dafay yàq sax aada ak cosaan ndaxte dafa am lu ñu xame mooy nuyoo laamisoo bokk lekk bokk naan bokk potu ndaa bokk lu ne ñun lépp dañ koo bokk waaw bu ñuy lekk dañuy dugalandoo loxo bi loolu lañ xam mais jàngoro ñëw na boo xam ne il faut sunu aada googu ñu teg ko tuuti ba wér ñu doog see delluwaat bu ñu demee ba jàngoro ji jeex ci réew mi ñu delluwaat ca nanu meloon loola du ci yàq dara ndaxte gis ngeen ndigal yi nga xamante ne ni kilifa yi jël nañ ko ci mu di dogal yu nu mën a aar ndaxte kaaraange lañ ci wut ndaxte boo yoree am réew bu mbir amee da ngay xool lan mooy tax nga mën a aar doomu aadama yi mbokk yi ci loolu la ñu bëgg a waxtaane tey ba tax na sax am na ay sportif yoo xam ne ñu ngi ci biir milieu bi dinañu fexe ba jokkoo ak ñoom waxtaan ak ñoom ku ci mel ni Bombardier ma nga ca France doon fa jongante am ndam waaye feebar bi xew moo tax sax beneen jongante bi mu naroon a def amatul bu ne ci làmb mu daan am dimanche samedi dimanche bis yu ne gis ngeen keroog samedi la am dimanche dogal jóg bàyyeekoo ci président de la république jaar ci ministre des sports mu woo sportif yi xamal leen ni kat dañuy arrêté jongante yi mbokk yi loolu lépp nag ñu bëgg ci waxtaan wi nag tey dina doon làmb du doon làmb te li ci ëpp mooy sensibiliser doomi aadama yi parce que mbir bu ñëwee mu doon feebar boo xam ne c'est une maladie vraiment très sérieuse bu nu war a jël au sérieux xool naka la ñuy def ba moyandiku ba mu yem fi mu nekk bu demee ba këru diine yi maaseendoo ñoom ci seen bopp ni daje yin doon daje nan ko arrêté ñu defee ko neneen loolu it war na tax ñu jël ci ay matukaay ñooñu ñu leen ci ñaanal suñu kilifa diine yi surtout ñu ñaanal leen yàlla yokk seen taxawaay ndaxte souvent sax ci suñuy doxalin ci wàllu réew mi bu dee dox yenn saa yi kilifa diine wax ñu ne non waru cee wax te bu lu ni mel amee ñu laaj ko xalaatam kon donc lépp lu ñeel réew war na cee wax ndaxte ba guerre ba amee kilifa diine yi seen deret dafa tuuru ca der ba ndaxte loolu ñëpp fàttali nañ ko bi Blaise soxla dafa dem ci këru diine yi waxtaan ak ñoom jël seeni doom yóbbu kon seen deret tuuru na ndax la république c'est des vrais républicains ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp nag kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp dañ leen di ñaanal pare tàllal suñuy loxo di ñaan ndaxte lii yàlla moo koy dogal bu ñu demee ba Makka ñu ne dañuy tëj kaaba gi kon yaakaar naa ne mbir mi doon na mbir moo xamante ni adduna bi ñoo ko bokk ci loolu la ñu bëgg a waxtaane may nuyu bu baax Alaaji Papa Dieng di nuyu Aj Moustapha Guèye tey waxtaan wi dina soppeeku am nañu gan surprise lañ koy tuddee moom bu ñëwee lu bari nag ci yéen sportif yi di ngeen ci mën a dégg am lu ngeen ci jël ndax bis bi moo ko laaj Alaaji Papa Dieng. jërëjëf Bécaye jërëjëf maa ngi lay sant di la nuyu bu baax di nuyu tamit ñi nga xam ni ñooy seetaan émission bi di nuyu tamit ministre bi surprise nga wax sax mais xam nga bu liggéey bi commencé rek. gan gi ñu am il faut ñu wax ko. di ko gërëm ndax fi situation bi toll ak lu ko war. ràññee na leen. te it da nga wax lu am solo waxtaan bi sensibilisation la. leneen indiwu ko fi lu dul si sensibilisation yi ñu waxtaan ci puisque mbir bu amee dañuy bàyyi lépp
topp ci mbir mi ba nañ ci yaakaar ñu am ko ci incha allah ñu soog a dugg ci leneen mais pour le moment sensibilisation moo am ndax dafa am événement bu mag boo xam ni jaaxal na àdduna. jaaxal na àddina ndax lii liñ naan kenn mësul gis lii. wax jaa ngi soog a ñëw. waxtaan ngi toog a ñëw. waaw kenn mësu ko gis. kenn mësu gis lu mel dañu tàmm di wax li kenn mësul gis lii. waaw loolu ñu doon wax nag mësuñu koo gis mi ngi soog a ñëw. mi ngi toog a ñëw moo tax tey taxawaayam defe naa am na solo trop nañ ci waxtaan bu baax. dinañ ci waxtaan bu baax ci jàngoro googu di coronavirus. Moustapha un grand sportif mel ni yow yàgg di waxtaan ak mbër yi compétir xam situation nan la sportif di mel tey jii ci wàllu woowu la ñuy waxtaan muy feebar bi nga xam day wàlle. am na solo te ministre bi jël ci dogal alaaj Papa Dieng sax xam mi ne sama lañ dama ko doon denc waaye feeñal na ko. Makhtar Ba la ñu invité mu ñëw waxtaan ak sportif. lu koy gën bu mag neexul la nëbb. le ministre des sports la ñu bëgg mu waxtaan ak réew mi yéen ñi tàggat yaram mu jox leen xelam jox leen xalaatam bëggoon nañu aussi Abdoulaye Diouf Sarr jéem nañu ba sonn mais on le comprend. day réunion 6 heures du matin ba minuit. dafa sonn il est fatigué mais loolu la ko yàlla cërale. yàlla moo ko cërale loolu. lu ni mel bu amee. mbir bi këram la dugg. këram la dugg. Moustapha. xaaj Bekay maa ngi doon nuyu di nuyu sama grand frère de valeur di nuyu aussi le ministre des sports suñu ministre ñun. ñi nga xamante ne bu ñu nee ministre des sports rek moo tënk sport yëpp. man nag fu muy tàmbalee moom mooy man sama jëm bopp Moustapha Gaye damaa njëkk. bi ndogal bi dalee ministre bi annoncé ko dimanche boobu. dama woo l'entraîneur principal de l'équipe de Fass ne ko nañ dakkal entraînement yi. pour le moment jusqu'à nouvel ordre ba li ñu teg suñu kaw teggee ko. ku bëgg a daw yi mun ngaa daw yi. waaw ku bëgg a def individuellement dajaloo ba daal mat 50 personnes di roofoo di fàqatante rek buddante nañ ko dakkal pour le moment jusqu'à nouvel ordre te yaakaar naa ne loolu dafay jaadu pour ñëpp def ko. parce que mouvement d'ensemble nag boo ko déggee mooy lii. ñëppay defandoo pour mu baax. su ñëpp defandoowul pour mu baax liñ ne dañoo arrêté lamb ji tant de mois dañu ko mën nañ dem ba tant d'années. waaw parce que tant que mu ngi gën a propagé di gën a yokk rek. dañuy gën di serrer la vis. ci dajaloo bi. ci dajaloo bi lamb ji nag soxla nañu mu tëjjiwaat. pour mu tëjjiwaat nag foog nit ñi conscient ci. que ne feebar dafa war a dakk. tey jii ñu ngi wax nombre de 31. waaw ñaari ci wér mu des 29. mu des 29. donc dafa war a gën a néew. waaw dañu war a gën a wér. gars yi ñibbi seen kër. tant que mi ngi gën a yokk rek délai bi ñu jox. pour ñu mën a def suñu ñu amaat suñu ñu mën a bëre ñu mën a football ñu mën a def tout ce que sport day gën a yokk rek. donc nag xalaat bi kat moom mooy ñëpp la main dans la main ñu àndandoo xàccandoo dóorandoo li nga xamante ne mooy coronavirus ñu dax ko mu dem yoonam buy dem nag na dem ca jaww ji na dem ca àll ba te bu mu ñëwati mukk bu mu ñëwati. asalaamaaleykum wa rahmatullah ndaxte musiba la ñoom baaxul Alaaji Papa Dieng surtout les sportifs. li ko Tafa waxee loolu dajaloo bi. dañu exposé. waaw te boo gisee en Europe boo demee Italie jour yu bëri affaire bi dal na leen. mais bien sûr moo tax ñu arrêté ko. ndax boo gisee Real de Madrid seen équipe bu basket déjà am na koo xam ne il est testé positif. waaye te ñoo bokk installation presque ñuy entraîné ak équipe bu football bi. donc xam nga foofu il faut arrêter. même en France. am na ci joueurs yoo xam ne feeñ nañu. en France tey je crois que couvre-feu lañ def. waaw en Espagne pour kenn bañ a génn. en Espagne am na lu mat 5 jours Valence yoo xam ne ils sont atteints. donc on ne peut pas jouer dans ces conditions là fi mu nekk daal c'est un arrêt total. mooy comme li Moustapha wax rek mbir mi ni yàlla na fi yem ndax bu yokkoo suspension bi gën a yokku. te it je crois que décision bu am solo la ndax. lii moom def ko rek moo ñu war sànq tudd nga Màkka bu ñu demee bu tëj Kaaba gi. te muy place bi nga xam ne moo gën a rëy presque. waaw ci diine islam. amul presque moo gën a rëy. moo ci gën a rëy ñu tëj ko kon xam nga ni kon ñëpp war nañu tëj. heureusement nag Sénégalais yi bi ñu amee compréhension bi à l'unanimité même en politique les gens de l'opposition ont accepté et ont félicité le président de la République ci li mu def. ndax lii du lu ndaw. déjà sànq wax nga affaire chef religieux yi. ndax béykat yi dama lay fàttali ni guerre bi bi mu méttee 1939 45. tubaab bi dañu wóor sëriñ si. ñu dajaloo def délégation bu mag. dem Màkka ñaan bi ñu ñëwee la guerre bi jeex. donc Sénégal mënuñu fi def dara te boolewuñu ci borom maanaam xalif yi. ndax ñoo yore diine ji ñoo yore xam-xam bi ñoom la ko seen ay waajur jox secret yi ñoo ko xam ñaan yi ñoo ko xam jàng nañ ko. ba ñu amee situation bu toll nii rek heureusement chef de l'État am intuition waxtaan ak ñoom d'abord. ndax bu ñu si àndul tamit day am problème. te taalibe yi am na ñoo xam ne xam nga ay Baye Fall lañu. bu sëriñ bi wootee dañuy ñëw. lu mu wax ñu def ko. am na si ñoo xam ne sax dañ doon amul mais ils se sont rendu compte que dañuy juum. donc daal mbir mi daal toll na foo xam ne actuellement on ne parle que de sensibilisation pour le moment. le reste après on verra. waaw on verra loolu ngay fàttali léegi 39. ñoom ba ñuy dem ci guerre bi. booba dañoo dem jëli Fallou Fall. dëgg la doomi sëñ Fallou la. ñu dem bari nañ jël Ahmed Sy.
doomu Alaaji Malick sa guerre ba jël Cheikh Sidil Makhtar Kouti mais doomu pour Cheikh guerre bi Bou jeex yóbbu leen ca guerre ba waaw pour wan la ni rek yàgg nañu sëriñ bi bokk c'est des républicains non ah ñoom dañuy nangu seen deret bala ñoo joxe doomu jàmbur joxe seen doom ni ngi noonu te loolu lan waxoon ne du ñoom ñëpp koo ci wax mu ne la balaa maa woo sama taal wax dëgg ma woo sama doom wax dëgg Cheikh Ibrahima Fall lay ndeysaan bi ñu ñëwee ci moom mu ne moom doomu Sëñ Tuubaa du dem doomam may dem lay dëgg xam nga ngëm googu lay dëgg te noonu ba léegi noonu la murit mel dëgg la ba léegi ji ñuy gërmit waa kër Baay Laay appel bi ndeysaan ah la fa waroon am lépp ñu ne annulé nañ ko réew mi nu gënal loolu lépp loolu dafa rafet waa kër Baay Laay gépp ñu ngi leen di gërëm képp koo xam ne këru diine yëpp Njaasaan amoon xew-xew ñu arrêté ko Tiwaawan defatuñ ko Tiwaawan appel ba moo fa kii ba ziar moo général amoon bi ñu annulé ko kon ça veut dire que affaire bi mbir la moo xamante ni même église bi ñoom ñoo jëkkee wax ñoom ñoo jëkk wax ñoom bi président de la république waxee rek ñoom danu ni ñun li ñuy def mooy arrêté lépp ñoom sax dan ni kenn dootuñu dalal kenn ci église xam nga ñun sax ñu ngi julli ci jàkka yi waaw ñoom daal ku soxla na nga ñëw ñaan dugg nga ñëw ñaan dem waaw sa dugg yoon waale prière yi yëpp arrêté nañ ko bu ko yàlla defee nag comme ñu ñaan comme que ñaan ñu ñaan kër gi kilifa gi di Youssou Ndour ñaanal ko bu baax et jóg na moom tamit ak li mu man mu génne ko bokk na ci njëkk a jóg ni man damay jóg pour daan coronavirus yàgg na ko def ah comme que loolu daf di loo xam ne lu rafet la yàgg na ko def mu jël alalam def ca dem ba ci ministre Abdoulaye Diouf Sarr jox ko mbokk yi dañuy xool élément boobu buñ paree ñu dugal ministre bi waxtaan ak Bombardier ci li nga xamante ne ni moo di wàllu coronavirus ak fa mu nekk ca Paris tonton Mag ñu xool Youssou Ndour ak li mu def. Président conseil d'administration bu groupe Futur Média Youssou Ndour jël ndimbalam jël loxoom dugal ci xeex bi nga xamante ne ñu ngi koy xeex coronavirus bi nga xamante ne lëmb na àdduna wërngal këpp camion bu fees dell ak i jumtuwaay lu toll ci 500 000 kits alcogel ay flacons de 500 millilitres lu toll ci 1300 masques FFP2 ngir rek personnel soignant bi mucc lépp nag ñu jëndee ko foofule ca pharmacie nationale d'approvisionnement mu jël lépp nag jébbal ko ki nga xamante ne mu di jëwriñ bi ñu dénk wàllum wér gi yaram. lépp lu xew ci sunu réew dañuy jóg taxaw loolu la ñu mës a def ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñuy continuer. léegi nag monsieur le ministre dara amut télé amul fondation amul Youssou Ndour amul dara amut daan mbir mi rek moo fi am daan mbir mi moo fi am ñëpp war nañ nekk sa ginnaaw ñëpp war nañ nekk ci ginnaaw président de la république pour daan mbir mi ndax junj doy na borom xel feebar bi wax nañu ne que du feebaru tubaab wala du feebaru nit ku ñuul feebar buy dal nit la yàlla nañ ci yàlla musal. taxawaayu patriote ki ko wax jëwriñ gi ñu dénk ministère de la santé muy Abdoulaye Diouf Sarr mu rafetlu ko nag ndax xeex bi ci li mu wax benn rek la mën a doon. le président Youssou Ndour mooy ñaareelu sénégalais bi ñëw taxaw su suñu boor pour ne damay ñëw tam man apporter sama contribution parce que mbir mi mbiru ñëpp la mais li xamante ne dafa nekk un élément extrêmement fort de son intervention dafa génn benn concept ne daan coronavirus parce que en réalité foofu la ñu toll booy xeex ak mbër boo xamante ne doo ko gis xamuloo fu mu nekk il faut que ñëpp jàpp si mais ku nekk utiliser say moyens bon nag monsieur le président maa ngi lay remercier bu baax mais du lu ñu bett si ku la xam. Youssou Ndour nag dollu si di woo ñëpp ngir ñu daan coronavirus bile. wax sunu solidarité di ko wax waa réew mi yëpp di ñaan waa réew mi ñu àndandoo doon benn ngir lii musiba bi nga xam ne yàlla da ko wàcce ci àdduna bi te Sénégal laal ci mu yem fi. mu mel ne nag waxtaan bi nga xamante ne jëwriñ bi ñu dénk wàllum wér gi yaram te mu amaloon ko ak jëwriñ bi ñu dénk wàllum culture Youssou Ndour bokk na si ñi nga xamante ne wane nañu yoon bi ndaxte nag fu mu toll ni booloo rek la ñu wax. jërëjëf kooku Youssou maa jigéen danoo nekk ci émission làmb Youssou Ndour d'habitude moom lu muy xeex rek ci làmb la koy dugal déggoon naa ko wër ndombo tey mu ne daan bii nag amul wër ndombo amul léewtoo amul songo bii daan la tudd. daan rek waaw parce que feebar la boo xam ne dañ ko war a daan. jël bu leer waaw moo tax mu indi daan ñu koy féliciter di ko encourager nii mooy jëf yi doomi réew boo bokk boo doonee citoyen lu mel nii bu ñu amee nga jóg dugal ci li nga xam ne moom nga man
ñu ngi lay gërëm bu baax di dalal nag le ministre des sports monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Bakay di nuyu El Hadj Papa Dieng suñu doyen di nuyu le champion Tigre de Fass Moustapha Gueye. Merci monsieur le ministre. di nuyu aussi l'ensemble du personnel de TFM. Je dirais même le groupe. di ci jiital Youssou Ndour Birane ñoom Bouba ak ñi ci bokk yëpp di leen sant ci seen taxawaay. gannaaw bu ñu féliciter le chef de l'État le président Macky Sall ci taxawaay bi ak mesures yi mu annoncé. yu populaire et puis mënut a ñàkk a populaire parce que sénégalais yal na yàlla rek di def jàmm ci réew mi. amiin amiin jàmm ju bari moo tax féewaloo bari. dëgg la waaye bu ful la ñëwee rek nit ñi daal nekk benn. dëgg la tey li xew mooy président Macky Sall dafa nekk dans une logique boo xamante ne képp kuy njiit noonu nga war a def. parce que lu am solo bu ñëwee ci réew da nga koy diisoo ak ñi nga xamante seen xam-xam daf ci màcc. tey dafa am comité national de lutte contre les épidémies am ay experts yu ci nekk ay doomu Sénégal. kon booy jël dogal il faut que nga déglu ñooñu ñu def la jox la bulletin won la orientation yi nga xamante ne moom lañ jàpp ne bu ñu ko defee waa Sénégal mucc. mu dajeek ñoom ñuy gërëm bu baax suñu collègue Diouf Sarr. nga xamante ne ñëpp xam nañ liggéeyam Abdoulaye ministre de la santé. te gouvernement bi yëpp dañu solidaire parce que gouvernement benn collège la Diouf Sarr mu ngi ci kanam mais ñëpp a ngi koy jàppale. ku nekk ci sa secteur pour que effectivement ñu mën a sensibiliser nit ñi. bi ñu dajeek président de la République mu annoncé li nga xamante ne mooy mesures yi Sénégal it wonewaat ci boppam. parce que képp kuy kilifa diine am na loo xewle woon te hasard amul. parce que waxtu wi yëf yi am. mënoon naa nekk waxtu woo xamante bu amee daaka amul. laayeen amul appel. kazu rajab amul. ziara général Tidiane amul. mais lépp a daje. lépp a daje. mu jël ndogal gi ñëpp ànd ci jàppale ko ci. kon loolu mooy wane ne sénégalais yëpp wane nañ ne réew mee ëppal doole képp ku ci nekk nga nekk kenn. l'intérêt général moo ëpp intérêt particulier. ñëpp dajaloon nag. muy chrétiens yi dañu waroon a dem Rome préparer seen i mbir. muy jullit nekk lépp donc loolu lépp bu dajaloo ba yàlla def ci ñëpp ànd ci xam ne. li médecin yi wax ak dogali président yi jël mun na tax ñu mucc ñëpp soobu ci. dafay doon loo xamante ne war nañoo sant waa Sénégal yëpp. jiital ci kilifa diine yi jiital ci it ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi te am kaddu ñëpp dugal nañ seen loxo pour que nit ñi mën a ànd. ak li nga xamante ne moom la expert yi wax ak médecin yi. da ngaa boot tàggatkatu yaram yëpp te am ci si sa njaboot ñoo xam ne tey jii ñu ngi bitim réew ñu ngi ci ligne bi ñu ngi ak Bombardier Serigne Dia ñu nuyu la. El Hadj Bekay maa ngi lay fay. Serigne Dia maa ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal monsieur le ministre Makhtar Ba mi ngi lay nuyu El Hadj Papa Dieng Moustapha yow xam nga fii ñu ngi lay nuyu bu baax ak Mbaye Fall ñu bëggoon yaa ngi bitim réew. ñu bëgg a waxtaan ak yow ci feebar bi yow mi nekk France xam na ni xam nga ci sax peut-être lu nu ci xamul ndax foofu la gën a lawe mais tey ji Sénégal ñëpp moom la ñuy waxtaane arrêté nañu compétition yi comme ni mu amee en Europe ban message nga mën a sànni say mbokku mbër mën ko wax waa réew mi. d'abord El Hadj maa ngi lay nuyu di la nuyu bu baax a baax El Hadj Bekay Mbaye di nuyu sama frère boobu Moustapha Gueye le Tigre de Fass. di nuyu monsieur le ministre Matar Ba di nuyu sunu doyen El Hadj Papa Dieng di nuyu Sénégal di nuyu Mbaye Ngone Fall maa ngi leen di nuyu baax a baax di rafetlu aussi plateau bi ndax maa ngi koy seetaan en direct wax dëgg yàlla macha allah li nga wax dëgg la El Hadj xam nga dafa am loo xamante ni bu xewee si adduna bi donc day laal monde bi yëpp donc mbir la moo xamante ni du caaxaan il faut pas ñu fo ak moom. parce que tey li nga xamante ni tax na ñu fomm ay ziar fomm gàmmu fomm màggal fomm yu bëri kon loolu làmb taxul ñuy wax donc mbir la boo xamante ni li ko ñëpp waxee rek man maa ngi fii France waroon defaat beneen compétition 29 avril mais vraiment dañoo annulé lépp lu événement lépp lu daje dañ ko annulé
parce que dafa am benn épidémie bu am boo xamante ni muy coronavirus yëngal na àdduna bi yëpp man de bi mu xewee ma commencement bi gars yi def ay vidéo dama def benn vidéo ma ne leen nañu bàyyi li ñuy caaxaane ñi def ay vidéo di si théâtre di si kaf di si fo ba ñenn ñi sax di dutewu que am na amul ma ne leen nañu bàyyi loolu lii lu existé la lu am donc bu amee nag kenn ku si nekk da ngay jël say matuwaay yu mat sëkk mooy d'abord nga commencé ko sa bopp man lépp luy activité dama ko annulé génne ko sama xel woo sama njaboot ne leen nañu garder xale yi nañu leen sàmm nañu respecter aussi consignes yi parce que man Bécaye ministre de la santé seeraat naa ko bu baax am na loo xamante ni ni ñu koy waxee rek bàyyi seewu tànk ministre de la santé gënu ñëw bëgg suñu wér-gi-yaram man sama wér-gi-yaram kenn du ma si jiitu su ma xoolee ni lii tey sama avantage la vraiment dama koy appliquer à la lettre parce que il faut ñu jox confiance aussi sunu médecins yi ñi nga xam ne ñoo nekk santé bi ñu xam ni ñoom li ñuy wax ak conseil yi ñuy jox c'est pour sunu santé la pour sunu ngëneel la man de vraiment comme ni ko ñëpp waxee rek France fii tëj nañ seen lépp kenn nekkul si mbedd mi seen président bi démb Macron dafa def sortie 20h ñu publier ko fépp mu joxe ay consignes kenn amul droit dox si mbedd mi loo xamante ni du farata mooy nga dem hôpital ou bien nga dem jëndi loo xamante ni pour lekk la lu mënul ñàkk dajaloo si mbedd di wax di dajaloo comme yoo xamante ni c'est inutile loolu moom dañ ko tere dañ lay ramasse amaan la risque prison aussi 3 mois voilà loolu moo xew fii El Hadj Bécaye. jërëjëf Bombari mais xam naa balaa ngaa dem rek question bi mooy rek compétition boobu nga doon def balaa ngaa tàggoo compétition boobu nga doon def fan la mujj ak est-ce que di nga defaat beneen avant ngay ñibbisi. waaw xam nga maa ngi def benn bi passé le 29 mars bi passé yàlla may ñu si ndam lu rëy Sénégal yëpp vraiment ma gërëm leen gërëm sama mbokku mbër yi nga xamante ni vraiment avant combat bi def nañ ay vidéo envoyé ma encouragé ma. waaw ba yàlla may ma si ndam maa ngi leen remercier bu baax donc bi ñu waroon defaat nag vraiment dañ ko rapporté ba jusqu'à nouvel ordre parce que comme actuellement lii c'est mondial nekkul ay affaire du France rek du Sénégal du kii adduna bi yëpp la. voilà donc kon li nga xamante ni moo xew actuellement mooy dañoo annuler lépp luy activité buy dajale ay doomu aadama kon daal ñu ngi ñaan yàlla tey li nga xamante ni épidémie la bu fi yàlla indi yàlla na ko yàlla sànni sa àll ba nga xam ne dootul dal si benn dëkk ba jàmm dellusiwaat ba activité yëpp yëngatuwaat incha allah. jërëjëf mais France yow kay lu la fa bàyyi sax kañ ngay ñëw à part feebar bi. amul leneen lu la fa bàyyi. waaw non mais xam nga comme compétition dafa xawoon a jegeyantoo te gis nga ni làmb ji ren gis nga ni mu demee ma ne woon damay rester pour préparer beneen bi. loolu rek la fa bàyyi. mais malheureusement gis nga li xew. loolu rek la fa bàyyi. waaw si. mais la moom bi bàyyi la. non rumeur yeeg yooyu daal laa doon laaj. ndax loolu laa rumeur yi mooy lan. ah ñaareel beeg yooyu. allo Badou ñaareel bi moo coupé téléphone bi waa jërëjëf Bombardier kooku sunu xarit la dégg ngeen ni mu ko waxee li nga xamante ni moo fa am foofu mu nekk ak la ko fa bàyyi yaakaar naa ni Moustapha yow sportif nga ministre baax ngi nii toog te yaakaar naa ne am na discours bu mu wax sportif yi ba discours yëpp ba sportif yëpp war a mobiliser wu ànd ak yow parce que est-ce que décision bi yomboon na décision bu mel noonu ku la ne yomb na waxu la li am parce que ci société lañ nekk mu am lu ñu miin di doxale te Moustapha Gueye bëri na ba pare mosta dégg ñu ne tëj leen stade yeeg yëpp ay weer te fin de saison jotul yow mi yàgg nga ci sport mosoo ko gis ñun jullit ñi fàttaliku wuñ fu ñu ne kenn du dem Makka ren kenn du dem Rome ren fàttaliku wuñ fu ñu ne Kazu Rajab nañ ko defee neneen ku ne toog sa kër ñaan li nga war a ñaan kon loolu lay won ne mbir la mu diis ci ñëpp parce que mun nga ko wax comme ni ngeen wax léegi Alaaji Papa Dieng wax ko mënoon nañ ko wax saytaane muur bëti nit ñi ak xelu nit ñi ba duñ ko gisee ni ko kilifa réew mi gisee ak médecin yi te boobaa jafe-jafe day am
waaye réew mi comme ci waxtaan la lalu te ñi yore sportu Sénégal nekk ci ay boroomi xel lañu. ay personnalité lañu boo diisee ak ñoom ci waxtu nga war a diisee ak ñoom rek ñu jiitu la sax ci jëf gi. loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo am te balaa ma koy fàtte parce que jaaduwul lu baax dañ koy siiwal. Youssou Ndour ak groupe am li mu def. dañ ko war a siiwal lu baax dañ koy siiwal. Sénégal bu ñu bëggee mu jëm kanam ku def lu baax na ko ñëpp waxtaane ku def lu bon ñu suturaalante. te nii mu taxawee. ñëpp xam nañ ne ku yor télé ki rajo. da ngay def lu da ngay wut da nga ci def social. waaye da ngay wuti koppar. da ngay wut xaalis bu jëlee émission yëpp nag jébbal ko ministère de la santé le gouvernement du Sénégal président de la République pour que ñu jaar ci sensibiliser nit ñi war nañ koo kañ sant ko. gërëm ko. macha allah tey ci émission sportive laa ñëw. bu newuloon li xew leneen ngeen di wax. leneen lañ fi wax waaye ba émission bi commencé ba léegi. ci sensibilisation ngeen kon maa ngi koy sant di ko gërëm di gërëm it l'international Sadio Mané. nga xam ne 30 millions la joxe participation. kam ko joxe ci seen njaboot la bokk. waaw Bakary Cissé. mu wax ci war a dem ci comité bi jëbal leen ko am na ñeneen ak i ñeneen ñii ñu ngi def ay audio ñii ñu ngi def leneen waaye li ma bëgg rek ñu wax Bécaye. mooy avant samedi boobu nga xamante président woote na réunion bi. am na ay président fédération yu nekk fii seet si nañ ma. ne ma monsieur le ministre ñun ci sport bi lañ ne. te ëpp na ñu ne virus bi ci monde sportif la jaar law ci réew mi. kon nañ wuti pexe. bi ñu waxtaanee ba xam fi ñu jëm ñu convoqué réunion bi ñu convoqué réunion président convoqué réunion ñu déglu président moom wax ba pare booy seetlu ñun ñoo njëkk a réagir. parce que fekk na tous les présidents de fédération ak groupement sportif yi nekk fële ca ministère des sports di déglu ndigal gi président war a jox. ba mu ko joxee la ñëpp arrêté te arrêté boobu. ñun yéen ñi ne ci làmb ji def ngeen ci lu am solo. ba mu arrêté ca suba sa am na ko waroon a tëgg la. waaye Mor Mbaye. mais bàyyi na làmb ja bàyyi na làmb ja waaw te onkul. te tey jii ñu dajawaat en tant que président de fédération ak ministre des sports. promoteurs yi andi nañ fa lu bari ci matériel. waaw te bu amee ku am incidence financière ñoom la. ñoom la. mais fàtte nañ seen bopp parce que Sénégal a taxaw. macha allah kon. comme ñun chaque samedi chaque dimanche. wala chaque vendredi dañuy dajale doomu aadama yi. nañu teg lépp ci suuf nit ñi dégluñu. ku mel ni Moustapha Gueye bu waxee ay centaines et des centaines de personnes ñoo koy déglu. parce que cofeel lañ koy déglu. ñu bàyyi nuyoo joxe loxo. asalaamaaleykum dara gënu koo fort. mais léegi ma ñëwee nuyu naa la mais. du ma la jox loxo du ma ko maslaaye. du ma ko maslaaye booy demee sama ministère sax balaa ngaa dugg ñu xool sa tension am na thermoflash gendarme yi ñooy taxaw foofu boo ñëwee ñu xool li nga yor ci tension su fekkee ne dafa ëpp. ba xaw a doy waar balaa ngaa dem ñu woo sami wala ñu woo ci numéro bi ñu ni ñu war a jël si duñ la bàyyi sax ngay dellu parce que avant ngay dellu mën nga ko wàll bu fekkee ne moom la parce que yaram mu tàng wu nekk it du loolu waaw kon waaw mais dogguma la foofu laa bëgg yaramu tàng wu nettu loolu te am na ñoo xam ne fi ñu toll dañu traumatisé wu lu leen bu sa nopp xawee xesen sax nga tiit nit ñi traumatisme boobu leen daal xam nga traumatisme mu ngi njëkk ci ñàkk a wóolu ñi seen xam-xam màcc ci loolu yow boo amul foo dem seet sa yaram foofu nga war a tiitee waaye bu sa yaram tàngee nga dox dem ca hôpital ba ñu xool la bu dul loolu sa xel dal moo gën denc ko ñaari fan ñetti fan sa yaram di tàng amoo ko ba pare doo nelaw xam nga problème de conscience day ñëw moo tax bu kenn tiit tey nit ñi war nañoo jox yëf yi gëdd xam ne lu am la ñu moytu waaye jànnaxe it baaxul jànnaxe mooy war a dem ci médecin ñemewoo dem bu ñu jànnaxee rek du ñu def li ñu laaj alors que c'est un combat c'est un combat tey moo tax œil de tigre ma ñëw ci parce que booy xool li ñu utiliser ay daan corona combat contre la propagation du coronavirus li ñuy wax yëpp boo koy xool terme yu ñuy utiliser ci làmb ji waaw lépp kon Moustapha làmb ji kenn waru leen a jiitu ci sensibilisation bi kenn waru leen a jiitu it ci gàddu combat bi pour képp fu nit ñi war a daje ñu waxtaan ak ñoom ba ñu moytu ko lépp lu ñu war di def loo xam te sàggante lay andi te sàggante boobu mën naa andi musiba ci réew mi ñu jox ko gëdd tey amatul Abdoulaye Diouf Sarr kese tey ñëpp ay Abdoulaye Diouf Sarr ay Abdoulaye Diouf Sarr parce que mooy ministre de la santé tey ñëpp dañu war a nekk ay ñuy déglu médecin yi ba nga xamante ne bu ñu la nee bul jàdd gauche bul jàdd gauche am na solo suñu ko defee rek yàlla dinañ musa
yàlla dina Bécaye monsieur le ministre dafa ko bëggoon kii dolli wala ma poser question ci. wax nañu discipline yëpp fi ñu koy pratiquer aay nañ leen mais les salles de musculation. wax nañ ci tey. ça c'est important. parce que tamit salles yi boo demee am na ci salles yoo xam ne boo fa demee 18h ba minuit dafay am affluence boo xamante ne presque sax dafa am ñuy xaar seen morom ñu jëkk seen plateau pour ñu mun toog. te loolu ba léegi dégguma dégg en fait. non wax nañu ci boo dee wax nañu ci kon ma bàyyi la nga dem. tey ci bi ñu dajee wax nañu ci parce que xam nga ndogal bu jibee balaa ko ñëpp di comprendre des fois dina am décalage. parce que ñu bëri dañ defe ne fitness du activité dañ defe ne comme du compétition. de sport. c'est le sport tey wax nañ sax ci entraînement yi yow. yow mi nga xam ne am nga dégg-dégg. ba ndogal bi daal ministre baal ma da nga am problème mu micro xam naa technicien bi. dina micro booy wàcc waaw léegi ñu jël Balla Gaye. Balla Gaye mi ngi ci ligne bi Balla le champion. le roi des arènes nuyu naa la. et Balla fayal sa télévision boobu bàyyil sa yigéey def. fay amul wàññi fay ko waaw fayal son bi yaa ngi may dégg voilà. waaw maa ngi lay dégg. waaw nuyu naa la. waaw maa ngi lay nuyu papa. sa waa kër fi toog say waaw say kilifa. kontaan naa trop ci déggante bi. waaw. waaw di la nuyu bu baax a baax di nuyu Sénégalais yëpp. waay. rawatina ministre sport Matar Ba. ak suñu papa Dieng. waay. ak suñu beneen papa Moustapha Gueye. waaw dëgg la mais bi nga déggee xibaar bi arrêté nañu làmb ji nga dégg li Moustapha wax léegi écurie yi nañu arrêté entraînement yi def individuel yow ban xalaat ngay am ci li ministre bi tëj làmb ji tëj lépp lu jëm ci wàllu sport. waaw loolu même buñ la ko waxul sax war nga am xel aar sa bopp aar ñi nga xamante ne mooy sénégalais yëpp. ndax loolu même bu mu ko waxul wax na ko léegi ne avant président di wax dara ñoom gën nañ def seen déclaration pour ñu arrêter lépp li nga xamante ne mooy fala mbooloo di yàgge kon donc loolu la am importance parce que tey ñu ne aéroport de voie lañu war nañu génn wax war nañu génn ne ñuy salle de musculation nañu arrêté entraînement yi man arrêté naa ko wax dëgg yàlla donc suñu contact yi arrêté nañ ko musculation yi arrêté nañ ko donc si tamit di gën a ñaaxaat Sénégalais yi aussi tamit ñu bàyyi xel bu baax ne dëkk bi réew jàmm la ñu bëri dañuy fawee wala muy dégg léeg-léeg ñu koy woy di ko saboté te or que loolu baaxul ci réew bu dara amee na ñëpp bokk ndey bokk baay xeexandoo sibir bi nga xamante ne mooy coronavirus lu am importance ci dëkk bi président bu génnee kilifa diine yi wax ministre sport wax keneen ak keneen wax Abdoulaye Diouf Sarr wax yow nga génn wax kon donc du affaire u caaxaan nañu gën a fonkat ci lu ñu doon gën a xam li ñuy foowee ak li ñu dul foowee feebar bi nekkul lu ñuy foowee kon nag monsieur le ministre des sports ñoo ngi lay sant di la gërëm ci cadre sport bi nga xamante ne vraiment même bu dul cadre sport génn nga def sa déclaration lamb bi amoon ñu arrêté ko parce que léegi l'union fait la force parce que xeex bi xeexu mbooloo la xeexu sénégalais yi la na ci ñëpp jàpp bu ko defee feebar bi ñu ci mucc di gërëm président de la république parce que c'est important parce que dañ leen ndimbal la ciy fekk loxoy borom te moo njëkk a génn wane ne gars yi li am na joxewul loxo ko nii doo joxe loxo kon donc wane ne tey feebar bi moom mi nga xamante ne am na mooy bépp mooy moytu asumaak nag kon ñun ñi nga xamante ne ñii bu ñu añee duñu reer ñii mënuñu faj seen bopp kon nañu moytu donc vraiment kontaan naa aussi tamit ci plateau bi nga xamante ne toog na ko fi di wax ak sénégalais yi ñun aussi tamit wax bi ñuy wax nii parce que sénégalais yi ñoo ñu def dara bu ñu sénégalais yi defee dara aussi tamit laaj na bu dara amee ñi nga xam ne ñun la ñuy déglu ñu wax ci jëf ci kon nag vraiment maa ngi lay sant bu baax monsieur ministre sport Matar Ba mu nekk nit ku baax aussi nit ki nga xamante ne lépp luy dox jàmm mu ngi ci man ci lan laay nawe nit mooy am taalibe am yar suufal sa bopp te loolu yëpp da ko am te loolu nag lu am importance ci doomu aadama mun nañ la dénk dara jot doo xam noo ko gérer mais moom du ma ne nit kese la daal nit kese la ñu ngi koy ñaanal te lii mu def nii na ko keneen ak keneen ñëpp taxaw defee ko noonu kon ngay teer bakaay ñu ngi lay ñaanal bu baax ci
suñu Papa Diagne ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax a baax Père Bécaye ñu ngi lay ñaanal gis nañu liggéey bi rafet na Sénégal lii la xam jàmm ji la ñu soxla conseil nit ñi la ñuy soxla waxtaan ak doomu aadama yi ñu gën a fagaroo gën faju te nag fagaru bu gënee faju nag nañ ci bàyyi xel. nañ ci bàyyi xel jërëjëf nag waaw jërëjëf kontaan naa merci beaucoup. Balla ñu ngi lay gërëm Alaaji Papa Dieng dégg nga ko dama gis rigueur bi ci état bi am. café wuñ ko waaw day spécial. tey moom dama lay siif parce que dafa am fu mu taxawoon te lu am solo la. waaw parce que dafa nekk dajaloo ba léegi te Moustapha wax ko. bu ma gërëmee Bombardier lu ma ko waroon def la félicité ko ci ndamam li moo tax sax ma bind bataaxal pour wax ñi nekk extérieur yëpp ñu nekk ay sportif ne leen ñun solidaire nañu ak ñoom parce que ñu ngi ci ay dëkk yoo xamante ne ni ñu jaaxlee noonu la ñu jaaxle te doomu Sénégal foo mënti nekk mënuñ la fàtte moo tax ma bind bataaxal ci turu président Macky Sall ne leen fexe leen ba lépp lu ñu leen jox comme recommandation ngeen def ko te ngeen xam ne seen réew fàttewuñu leen ñoom ñu ngi foofu mënatuñoo génn parce que tëj nañu frontières yi même bu ñu bëggee ñëw mënuñu ñëw waaye nañ seen xel dal te xam ne Sénégal ñu ngi leen di xalaat te di xeex li ñu war a xeex kon bu ñu dellu see ci li Moustapha wax léegi Balla aussi maa ngi koy sant boo dégloo champion yu Bécaye yi sa xel day dal parce que ay porteurs de voix ay champion mais ku dégg ñu wax rek nga xam seen degré de responsabilité parce que ni ñu waxee lu am solo la ñàkk a bëre ñàkk xaalis la mais bu ñu toogee ànd ceeg philosophie ba gën a bëgg nit ñi sax décision bi ñu am di wax ak seen i fans ak seen i supporters defe naa ne loolu mun naa dalal xel yi ñi nga xamante ne ñoo porter la sensibilisation kon bu ñu demee ci ay salle fitness salle yooyu nañu xam ne bu ñu nee bu ñu dajaloo nga dem ci salle boo xamante ne 40 personnes xajuñu fa nga sol ko ba mu fees yaa ngi def li ñuy tere entraînement nit mun na ko def pour maintien waaye bu ko def foo xam ne da ngay dajaloog nit ñi tàncaloog nit ñi loolu lu ñu bannir la moo tax club yu bari presque libéré nañ seen i sociétaire ñu xam ne balaa ngay maintenir forme jàmm fi am bu jàmm amee ku nekk dina jotaat forme am kon yéen ñi nga xamante ne yéen a gën a xam fi saal yi ne arrêté bi bàyyiwul saal ku dem fekk ngénte tas nit ña bàyyiwul ñu dajaloo ci ab saal nga xam ne ngelaw ñëwul dara ñëwul te kenn testéwul sa morom ñu dajaloo fa di wax loxo bi ñuy wax am na ci solo mais Bécaye leneen li koy joxe mooy nit toog ak yow motul sax 1 mètre ngeen di waxtaan ngay wax di nooy wante parce que wax day génnee ay ngelaw ak lu ne wala ngeen bokk di lekk wala ngeen bokk di def yenn yi loolu mën naa andi li nga xamante ne mooy transmission kon kay ñëpp war nañoo xam ne salle fitness ñi moom salle yi nañu xam ni ñuy utiliser bu mënta ñàkk su fekkee ne ñeenti machine a fi ne na machine yi soriato nga dugal ñeent buñ génnee ñeneen peut-être ñu dugg waaye ñëpp dajaloo nga xamante ne dañuy sëmbaxloo loolu du doxee li nga xamante ne moom lañ joxe comme waaw mais monsieur le ministre est-ce que loolu laajul beneen taxawaay boo xamante ne agent yi dem xool leen dem visiter gi saal yi def visiter proximité xool pour mun a waxtaan ak borom ça se fera wax ak moom loo xamante ne dina tax mu respecté ko sinon man vraiment dem naa ci benn salle tey amoon fi benn rendez-vous gis fa beaucoup de monde moom mu tombé mu dugg sama bopp moo tax mu dugal ko nii ci biir émission yi est-ce que aussi laaju dem les sportifs tamit monsieur le ministre def bénévolat volontaire vraiment accompagner situation bi tam parce que lu am na solo dëkk yëpp moo fa am de plutôt boo dem rek ñëpp a ngi ñëw taxaw volontaire ñii di gàddu ñii di yóbbu ñii di gerner je pense que ne milieu sportif bi nag bari nañu ay millions lañu je pense que ne aujourd'hui jot na tey pour ñu mën a sensibiliser ñëpp ñoo bokk ci xeex bi waaye sensibilisation boobu lu war a am la Bécaye nag dama lay tooñ toujours parce que maay invité spécial donc maay ëpp kaddu xam nga loolu non tey yow yaay dirigé waaw xam nga tey moom damay jël sa kii su ko defee comme mon collègue Diouf Sarr n'est pas là li ma waroon wax yëpp ak li ma war a wax lay boole exactement tey moom jot léegi xibaar parce que xam nga télé bi dafa jël lépp jox ko nguur gi ci ministre bi pour ñu xeex coronavirus ba tax na ñu ngi wax ne après émission bi sax am na beneen bu ci topp te bii sax ñu ngi may wax ni mu gën a gàtt ndax am na leneen loo xam ne moom la ñu bëgg amul benn solo mais amul problème loolu bu soobee yàlla dinañ ci monsieur le ministre dinañ doxe ni kilifa yi bëggee moo tax li ñu doon wax léegi mooy nekk ay volontaire
nañu nekk ay volontaire ci sensibilisation bi mooy ñun moo gën ñu nar a nekk volontaire ci leneen. parce que buñ sensibiliser wul ba doxee ni docteur yi waxee. day gën a métti. Sénégal ñu ngi ci suñu yaakaar tasul. parce que tant que docteurs yi ñoom la ñuy signaler ne diw njort nañ ne yor nañ ko docteurs yi dem jëli ko situation bi ëpp ñu loxo. dama bëgg ñu dégg bu baax li may wax. bu baax suñu demee nag ba feebarkat yi yàlla na bu mu am parce que loolooy musiba gi. ku feebar di wër ku la faj. parce que doo gis docteur ñu ëpp lool ñi nga xamante ñoo war a faj. foofu mooy nekk catastrophe. moo tax moment bi la am intérêt pour ku nekk jóg dem sensibiliser. li nga wax nag sportif yi wax nañ ko tey yemuñu ci nar a sensibiliser am nañu commission boo xamante ne Mamadou Ba directeur président fédération tir et chasse moo koy jiite. mu ngi waxtaan ak président yëpp pour vendredi non seulement ñun ñu nekk ay volontaires waaye fédération bu ne ak groupement sportif participer ñu dem joxe ji ko ministre de la santé ak comité national de lutte contre les épidémies. alaaj Pape Dieng li ma bëggoon la laaj rek mooy rigueur bi nguur gi wone ci mbir mi te caaxaanu ci kafu ci te bëggul sax ku koy kafe wala kuy wedde dara ci mbir mi feebar bee ni toll j'espère ba tax na ñu mel noonu feebar benn te daf ko jar pour nit ñi tamit ànd ak ñoom accompagner leen ci loolu. xam nga Bécaye bi Macky Sall toogee ci bopp réew mi ba léegi tey la mës a jël décision ñëpp ànd ci. nga xam ne kon du lu ndaw. moo tax chef da nga koy mat. ndax situation bi am na foo xam ne bu ca tolloo il faut nga génn xam-xam. te li mu def xam-xam la. li tax muy xam-xam mooy même ñi sëqoog moom politique bi nangu nañ ko. mag ñi nangu nañ ko. xale yi nangu nañ ko. ku wax ni président lii mu wax jaadu na dañ ci def li nga xam ni moom la ñu sant. te dafa am lu am solo loo xam ne daf ko def avant lii di am te boo seetee chef d'état yi nekk ci àddina yi gën a mag loolu la ñu def. borom xam-xam yi dañu ulawoo ak médecins yi. ak chercheurs yi ñeen nañu waxtaan bi ñu waxtaanee li ñu ko wax mu xam ne loolu seen métier la seen liggéey la ñoo ko gën a xam puisque moom liggéeyam mooy jiite réew mi. mais ku ci nekk ak ses spécialités. te nag Bécaye nous avons de grands médecins. qui ont fait les plus grandes écoles du monde. un peu partout à travers le monde. foo dem fekk fa médecin. foo dem fekk leen fa. santé navale un peu partout. partout dans le monde ñu ngi fépp. fépp ci àddina. ñu ngi fépp. muy waxtaan boo xam ni bi mu ko waxtaanee ak ñoom ba ñu convaincre ko mu xam li ci war mu tàggu kilifa diine yi wax ak waa réew mi ñi nga xam ne ànd nañoo ak moom ci politique bi ak ñi àndul ak moom ñëpp adhéré ci kon loolu moom ñu ngi koy gërëm. ndax moment bi mu ko jël moment bu am solo la waaye nag boo seetee tamit ñi ko wër ak ñi ko dar ak ñi mu waxal xam ne lii rek la war a def kon moom tamit lu rëy la def. kon moom jàpp ni monsieur le ministre rigueur bi moom mbir mee ko laaj. mais mbir mee ko laaj. te tey ku xam. moo tax parce que gis naa ku weddi rek. moo tax médecins yi médecins yi sax dinañu gën a wax ak nit ñi parce que tant que expliqué wuñ la. doo xam. des fois mun nga koo doyal. defe naa ne nag po mu ëpp moom day am fin de la récréation. parce que nit ñi mënuñ nekk en phase de danger. koy foye nga xamante ne foo ko wëlbati mun koo comprendre nga naan amul. ak ay les et cetera loolu wax caaxaan. loolu il faut que ñu rompre avec ça. li ma bëgg nag nit ñi xam complètement mooy. El Hadj Papa Dieng wax na ko. njiit dafa métti. njiit di nga déglu conseil waaye bu décision jotee yow rek yaa koy jël. gis nga réunion boobu ngay wax réunion bu am solo. suñ docteurs yi ne fi chercheurs yi ne fi professeurs yi ne fi gouvernement bi ne fi. lépp lu ñu wax ak président de la république dafay suspendre séance bi dem toog moom rek ñëw jël décision. kon décision bi li nga wax ci am décision la bu sénégalais yëpp comprendre. li ci des nag mooy jëfe ko complètement. Bécaye des fois nga maslaa Bécaye ñëw rek jox la loxo nga ne kii de bu ma ko joxul loxo erreur la. mais maslaa jeex. xam nga maslaa moom dafa jeex tàkk. joxe loxo ki mobilisé wul na jeex tàkk. moo tax ma ne feebar bi. yàq na lu bari ci sunu aada. dëgg la. mais nag am na lu mu yàq. waaye tey yow way gëm nga. yow musulman nga. musulman li ñu yàlla digal mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah. même bu joxe loxo bu cee àndit. bee moo ciy farata. kon nag bu amee lu gàllankoor saafonte boobu. yàqul dara ci diggante yi. am na lu mu defar dama gis ni actuellement ñi ngi tere yu bari yu nu waroon a tere bu yàgg. ngénte yu bari yi di yàq xaalis. kenn dajeetul ngénte. tant ci mbedd mi. kenn yu bëri état bi mi ngi ko jël. mu doon daaru état d'urgence bu mu jël. mais non
lu nu war a appliquer la ci suñu biir dund. dëgg la ngénte yi baare mbedd tali yi ñuy baare dajaloo. sans autorisation nii xam nga loolu kenn defatu ko. mukk mais loolu nag bu ma doon nguur gi. day continuer ngénte yi ñu arrêté leen. mais nañ ñaan yàlla rek mu jeex rek. nañ ñoom fii d'abord. ñu réglé fii ba pare. xam nga yëfi moom li ñu wax moom mooy dafa am xew wu rëy. te kenn du xew ci biir xew boobu xew mi rëy moom nañ fexe ba rompre bâche yi jël chaise yi ranger su ko defee nag ñu xoolaat. bi taw doo fa beere waaw. mais amul àpp de fi ñu toll nii. pour le moment non. wax dëgg peuple bi dañ leen di wax dëgg. tey li président Macky Sall jël comme dogal daf ko jël dogal ci wéer ko ci borom xam-xam yi ak njortu bu rafet. ne dinañ taxawee ni ñu war a taxawee. mais tonton mag du ma mën a amaat beneen lutteur. te suñu bu ñu ko defee rek yàlla mën nañoo dimbale mu yem fa. waaye dañuy déglu rek ñi nga xamante ne ñooy jàngat mbir mi. ci wàllu santé. fu ñu joxoñ rek ñu jaar fa. moytu bi baax na borom kurus yi xam naa ne ñu ngi ci nañ ñaan. ñi gëm leneen nekk ay chrétien nañu ñaan. keneen ku gëm leneen nañu ñaan ñu boole ko gëstu yi borom xam-xam yi gëstu. bu ñu booloo loolu ak xol yu ànd yi def naa yàlla dinañu musal. jërëjëf yaakaar naa ni taxaw bi nga ci taxawaay du sa toogaay bi taxawaay bu rafet la. sportif yi macha allah dañ lay gërëm bu baax. am nga image ci sport. image boo xamante ni macha allah ñëpp dinañuy faral du ñu ànd si sa lépp nag loolu mun amul fenn. mais lu bari li ëpp ci li ngay def dinañu ci faral di ànd. Boy Niang moo ne ci ligne Boy Niang. voilà Boy Niang ñu ngi koy jéem a jot Ndeye Ndiaye Tyson aussi jigéen la buñ ko mënee am ndaxte tey jii ñoom ñoo indi woon moo jël kaddu d'ailleurs. voilà moom moo fa jël kaddu buñ ko mënee am ñoom ñaar bu kun ci mën a am kenn xam naa ni bëgg nañu émission bi gàtt loolu ngeen bëgg mais fi ñu toll nii ñu ngi ci waxtaan loo xamante ni waxtaanu askan bi yëpp la te ñëpp la itteel te ñi kii di ci wax vraiment mu di ñun moom mooy sunu ministre ci wàllu wi ñuy yëngu tey ci wàllu sport te sport bi yaakaar naa ne bu ñu xoolee ci wàllu économie bari na lu mu perte loo nit ñi. waaw waaye li ma wax rek te promoteur yi wax ko man ci ñoom laa ko jànge sax gëmoon naa ko trop nag waaye gën naa doon firnde bi ma recevoir ñoom Papa Abdou te xam naa li ñu wax képp kuy tëgg làmb ci nga bokk ak yéen ñi nekk ci làmb ji biñ ne ñun mënuñu taxaw fii di wax ab lu benn nit ak ñaari nit perte réew mi ne ci jafe-jafe loolu mën a guñ cee sëwëb sax di ci wax jaru ko li am solo mooy tey li ñu xeex ñi li nga xamante ni dañ ko bëgg a daan ñu daan ko ba suul ko ci suuf si su boobaa nag bu paree ñu soog a wax nan la ñuy jubbantee ak fu ñu jëm te loolu moo war a nekk réaction ku ne tey mënuñu boole fitna gi ak di xalaat yi koppar wala di xalaat lan la perte wala lii laa waroon a am balaa nga naam ne fa làmb ja boo ko tëggoon te feebar bi lawit doo jëfandikoo li nga yor kon dafa laaj ku ne la nga mën nga def ko ci ak foo mën a ne nag nga nekk ci gàddu sa parce que laajuñ ñëpp koppar ñii mën nañu am koppar ñii am làmmiñ ñii am kàddu nañu dem ci nit ñi te nangoo déglu ñi nga xamante ñoo jiite yoon wi parce que lii bu doon guerre généraux yi tey mooy médecin yi ñoo naan stratégie bi nii la stratégie boobu nag la ñu war a topp bu ñu bëggee gagner guerre bi waaw te guerre la c'est la guerre est-ce que comme que da nga fi wut encore c'est même benn collègue de ministre Abdoulaye Diouf ñu ngi koy nuyu bu baax a baax vraiment di ko masawu waaw moom ñu koy masawu et puis di ko encouragé vraiment boo xoolee visage nga xam ne kii li vraiment il est affecté sonn na métti na waaye nag noonu lay demee toujours noonu c'est jar na ko te itam doomu réew mi nga bi ngi topp monsieur le ministre moom mooy les talibés de la rue ñooñu tam pàcc bu jar a bàyyi xel lañu parce que ñi ngi wax la propreté war nga raxasoo saabu tout le temps chaque minute chaque nangam te gis nañu talibé yi saa boo ñëwee dañ lay kar waaye ñooñu est-ce que jotul tey jii talibé yi seen sëriñu daara yi téye leen seen kër yi en attendant respecter aussi charte yi nga xamante ne moom le président de la République joxe parce que ñu ngi ci mbedd mi ba léegi bari fi bëgg a dee macha allah. mais looloo jàddu parce que tey c'est une question de responsabilité parce que man même bu ma doon sëriñi daara man dégg sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wër génnee lu mul ni 200 millions ba pare joxe ndigal ci ñu jàppale président Macky Sall ci li mu taxawal dégg xalif général de Tidiane Laayeen Daaka de Medina Gounass ñëpp nekk ci alxuraan te ànd ci lii bu ma doon kuy jàng kii daara danaa ci gën a def fulla ak fayda ba loolu ngay wax du am
te di loolu nguur gi dina ci taxaw. dina ci taxaw yaakaar naa Ndeye Ndiaye Tyson mi ngi ci ligne bi Ndeye Ndiaye. waaw Asbekaay. nuyu naa la. waaye maa ngi bu baax a baax. nuyu naa la tey sa càmmañ laa invité te dégg naa tey yéen a nga fa woon promoteurs yi décision bi ngeen jël ak la ngeen fa waxtaane lan la woon ginnaaw buñ la nuyoo Alaaji Papa Dia ngi lay nuyu ak Moustapha. Asbekaay maa ngi lay nuyu di nuyu suñu ministre boobu fi toog di monsieur Matar Ba di suñu xarit nag di xaritu ñëpp di la nuyu yow Bekaay di nuyu tonton Papa Dia Papa Dieng sama xarit. macha allah di nuyu sama frère Moustapha Gueye ñu ngi leen di ziare mais bu ñu santee yàlla na julli ci Seydina Mohamed sangub sang yi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di ñaanal sëñ Muntaxa Basiir mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal sëñ Babacar di ko ñaanal laayeen yi ak ñaseen yi ak taal yi ndax geste bi ñu def dafa rafet lool ndax ba ma toogee dégg ni sëñ Muntaxa Basiir joxe na 200 millions mais dama kontaan. ndax lii mooy yoon waa ngi nii ma tëdd sama néeg gis ñu ni Youssou Ndour mooy 2e personne bu ci teg monsieur le ministre Diouf Sarr di ko wax promoteurs yi dañ ni ñoom si juróomi nit ñiy joxe dinañ ci bokk promoteurs yi ñoom dañ ni juróomi nit ñiy jox dinañ ci bokk si lañ daal di jóg wootante ci suñu biir waxtaan ci suñu biir daal di génn benn somme daal di ñu mu yónni man ak Fallou Faye président Pa Abdou tamit jëlaat xaalisam dolli ci ni daw leen ngeen jëndi ko ngeen ñëw andi ndax ñun li ñu boole moo bëri mais nag ñu ngi gërëm président de la république ci lii nga xam ni daf ko jël ndax moo ñu jaboote ñun ñëpp te jàmm rek la bëgg ndax olof Njaay nee na jaboot jàmm mooy mboqam su ko amee moo ko gën a su ko amul tamit jàmm rek la bëgg kon président de la république ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ndax ñun ñooy jabootam te bëggul ñu puso jam ñu kon yaakaar naa ni benn xeex rek moo am te promoteurs yi de nee nañ bu dee làmb la dinañ góorgóorlu lépp luñ ci mën ànd ak mbër yi ànd ak sénégalais yi ànd ak suñu ministre bi nga xam ni dafa baax lool jéem koo daan kon ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo mën lépp di borom lépp ñu ngi koy ñaan yàlla na feebar bi dellu yàlla na jeex tàq fépp gis nga man Asbekaay su may wax damay bëgg a jooy xam nga lu tax man damaa dëkk ci banlieue bi ba pare nekk kaw nga xam ne am na ñoo xam ne dinañ seetaan télé am na ñoo xam ne dinañ seetaan télé mais affaire bi dafa metti lool ci man ndax li ngay wax dañuy taaj boolu ak ñëpp ñëw raxasu rek ñëw dugg te nit ñi dañoo war a gëm ni affaire bi dafa am Bekaay su ma mënoon def sama bopp junni nit kër gu nekk ma dugg fa di wax mais dama koy def mais damay yendoo wax suba ak ngoon guddi ak bëccëg mais nañ dool sensibilisation nit ñi bu baax a baax suñu gëm ni feebar bi dafa am feebar bi dafa am nañ góorgóorlu te jàpp suñu njaboot bi ñi nga xam ne amuñu doole tamit ñu xool solution bu ñu leen di mën a jàppale ba teg ay eau de javel seen kër yi ak ay savon ndax am na ñoo xam ne tey ji wax dëgg yàlla day fekk ñu nekk ci loo xam ne amuñu doole Ndeye jërëjëf Ndeye ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay gërëm bu baax kàddu yooyu rafet mbokk yi ñu xool publicité balaa ñoo tàggoo ndaxte xam ngeen ni du yàggatul émission bi nga xamante ni diaspora bi ñoom tamit dañ cee bokk ñu war koo def suñu jigéen di ko def Kebs Thiam dañuy xool publicité dellu si waat laataa ñuy tàggoo ak le ministre des sports Makhtar Ba. Chez nous en Afrique, les conseils de nos aînés sont sacrés. Mon père m'a toujours dit qu'un seul bracelet ne teinte pas. Mon oncle me disait souvent que seules 2 mains se lavent parfaitement. En grandissant, j'ai compris le sens de ces paroles. Dans la vie, on n'avance jamais seul. On a tous besoin de soutien. Le soutien que je cherchais, je l'ai trouvé à BICIC Sénégal. Voilà déjà 15 ans que nous avançons ensemble. 15 ans, notre rêve vous voit grandir. BICIC Sénégal, une vision, un instrument. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi
maa ngi def li ma mën ndax wér-gu-yaram. baax na jërëjëf loolu mbokk yi mooy publicité bi nga xamante ne ni moo jëm ci l'écran ak sunu sponsor yooyu. Bisik di ñaar ñoo xamante ni suñuy kóllëre lañu te dañuy liggéey pour réew mi lii yëpp mbokk yi dinañ ci gën a ñëw nu mu gën a yaatoo tey xam ngeen programme bi xat na am na ñeneen ñoo xam ne ay invité ñu ngi toog di xaar émission bi jeex pour ñoom nit ñu dugg def seen wàll te ku nekk rek dafa am loo xam ne moom nga war a def dañuy bàyyi ministre bi mu tàggoo ginnaaw bu ñu la gërëmee et puis di la encourager et puis di ànd ak yow it na nga xam ñun ñëpp ànd noonu ak yow mais di masaw nag suñu benn nit waa Ablaye Mbaye Peex ñu ngi koy masaw oui parce que Peex suñu nit la duñ toog fii te duñu masaw Peex suñu nit nga suñu xarit nga xam yow daal suñu nit nga suñu xarit nga suñu mbokk nga ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal bu baax ministre mu ne Youssou Ndour mu ne mi ngi lay gërëm ci déplacement bi ak jàppale gi gis na lépp daal moom la ñu war a gërëm voilà Alaaji Papa Dieng kaddu bi ngay mujjee balaa ministre di tàggoo parce que ministre buy tàggoo am na benn question ma c'est vrai coronavirus la ñuy wax mais il faut mu wax nu ci ñaari baat parce que arbitre yi duñ fi def non Alaaji Papa Dieng man journaliste la bu ma ko laajul bu ma génnee fii dinañ ma woo ni man voilà du tax laajoo ko wala nga bàyyi ko mu tontu ko ba pare moo ci gën bàyyi mu tontu ko ba pare bismillah monsieur le ministre mais xam naa ne Moustapha parce que dama leen di seetaan ay di tig du ma ci tontu technicien wala sax tontu ministre des sports li ma ciy tontu rek mooy yàlla na jàmm yàgg amiin nit ñi dañu am intérêt di seq jàmm dëgg la amiin tey kenn talu ko kenn talu dëgg la loolu bu ci nit ñi sukkandikoo rek juboo dana yomb kon juboo mën na nekk daal ministre junj naa Alaaji Papa ministre non junj ma fi dara xam nga lu ma junj mooy non da nga juboo réew mi moom lu mënti xew waxtaan lay mujjee dëgg la te na ko nit ñi xam ñi nekk ci sport bi yëpp xam ko ñiy football ñiy handball ñiy bëree ñëpp charte yi leen tënk dañ ko tiré ci droit Sénégal droit mooy justice su Sénégal texte yi foofu la jóge dañ ko xelli adapté ko ak li ñuy def lépp lu ñu mënta xew lu texte yi def rek texte lañ koy toppatoo ba mu réglé kon jafe-jafe amul alhamdulilah non loolu leer na Alaaji Papa non balaa moo tàggoo moom dina ñëw dina tàggoole on a besoin de nos arbitres en tout cas monsieur le ministre qui reviennent parmi nous dañu sympathiser ak ñun depuis vraiment x années macha allah donc bon retour pour les arbitres mais bu ma la joxee sa kàddu nga wax loolu d'accord kàddu yi mu joxe Moustapha Gueye ko jël dafa defe ne ba léegi mi ngi bëri te ci plateau la ñu nekk du may kenn dara waaw moom xëccoo rek te du la may dara tey tonton mag moom man maawa tonton mag ak may dóor yoo xam ne bismillah mais ñiy téléphoné tonton mag jàpp leen ci ñu tàggoo rek bàyyi leen noonu xam nga émission bi 1h30 la daan def mais cas exceptionnel moo tax tey ñu def ko 1 heure de temps mais ministre bi li mu wax leer na nañ parce que li ko fi indi mooy sensibilisation ndax sensibilisation bi du jeex déedéet te dafa manqué te dafa am mission bu ñu ko sant ndax bu fekkee dañ ko teg sport bi ci loxoom am na loo xam ne daf ko war a def parce que tamit ki nga xam ne mooy borom réew mi moom liggéeyam la def wax ju jëkk ji la wax mais li si des ñu ngi ko séqal ñoo koy def kon ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax ne yaa dafa xam lu am solo nee na xaritu ñëpp la waaw boo ànd ak moom ci mbedd mi ne dox boo newul ministre la kenn du ko xam dëgg la ci comportement am te nit di la bëgg moo tax Moustapha li nga laaj ministre bi dégg nga lim la wax lépp ci waxtaan lay mujj ci waxtaan wax na mënul nekk leneen la dul waxtaan te waxtaan bi defe naa ne moom bu ko jiitee jàmm rek lay mujj ça nous soulage Moustapha kaddu bu mujj bi lan la si kaddu gi ñu ngi mooy bëggoon naa daj benn coono tuuti kat ci li nga xamante ne ku ci nekk rek war nga cee daj coono bu mel noonu ñu ko Sëñ Muntaxa daje le Youssou Ndour le père fondateur du groupe daj ko ak ñeen ku nekk ngi yëngatu tey sax dégg naa ci benn rajo ku ne man da am naa téeméer waaw fan laa koy yónnee waaw kon nga xam ne Sénégal moo mel noonu waaw fii ki TFM yàlla baaxoon na nag événement bu am ñu mën ca su mbënd mi amee weer lañu toog di mbëkkante lu fi xew rek lu jaaxal Sénégal rek groupe Futurs Médias dafay jóg taxaw tànk yeeg loxo ñëpp jóg jaay seen bakkan c'est l'image du PCA macha allah moo tax ñu tuddee ko miroir du Sénégal bi ki toppaat nag moom mooy amoon naa yéen di bekkaay association yu tourné ci biir làmb yëpp àndandoo def benn dànk looyam def ko ñu ñëw doolee la ko suñu ministre des sports mu doolee la ko ci nga xamante ne
parce que ñun ministre des sports lañu am ak sport lépp lu ñuy def mën nañu ko bañ a def directement ci ministre de la santé déedéet ñu ko def suñu ministre mu jokkal ñu ko parce que course la te bu ne dafa jàppaloo bu fi ki tëjee nag moom mooy bëgg naa gàddu sama caméra ñoom Balla Gaye ñu yëkkati kàddu waaw ñoom Bombardier ñoom Modou Lo ku ci ne ñu dëpp la caméra nga sensibiliser ñu def montage mu dugg ci télévision bi dugg ci émission L'Oeil du Tigre ñëpp xam ne ñi kat waxoon nañ ci téléphone waaye jëmmal nañ ko ci ay jëmm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala jërëjëf barakatu kaddu gi mujj daal mooy nit ñi farlu te ku ci nekk def ko sa xeexu bopp ñuy def nag ay waxtaan ci séeréer yi nañu wax ci séeréer joolaa yi wax ci joolaa wolof yi wax ci wolof ku ci ne mën a am une idée claire de li ñu war a mën a def te loolu ministre de la santé rek mënu ko sectoriel bu ne ci li nga nekk da nga ko war a téye dox ci li nga war a dox fi may jeexale nag xam nga lu tax ma tontu ci question bi nga posé war ma parce que ay sénégalais ñu ñuy seetaan peut-être loolu bokk na ci li leen intéressé moo tax ma tontu ci loolu waaye nag ñaari nit bu ñu nekkee ci jafe-jafe képp ku bëgg ñu daje da ngay fexe ba ñoom ñëpp ñu dal ba kenn du ca wax lu tax mu jafe pour daje ak ñoom te loolu li ko andi mooy joxante worma joxante cër waxtaan parce que boo bëggee daje rafet rek ku nekk war naa segg li muy wax pour daje ba du am kenn ku sëgg loolu laa bëggoon a wax te di sant encore une fois mon collègue Abdoulaye Diouf Sarr di ko wax ne li ko président dénk tey na jàpp ne ministre yëpp ay ministre de la santé lañ dëgg la na jàppit ne responsable Sénégal yëpp ay ministre de la santé lañ mais acteur sport yi yëpp tey li mu yenu looloo nañ ko pour dox ci wax ci def ci suñ ñaq def ci suñ doole pour que lii nga xamante ne moom lañ bëgg mooy daan coronavirus ñu daan ko ba nërmel ko dëgg la yàlla nañ ko daan ba nërmel ko monsieur le ministre ñu gërëm la di gërëm le président de la république macha allah et ci taxawaay bi ci ni mu taxawee ci askan wi mbir am nga jóg xam ni lii jafe-jafe la nga xool naka lañ ko war a mën a defare nga ànd nag ak doomu réew mi yëpp ci xeex bi loolu yaakaar naa ni war nga ci mën a am ndam ndaxte ñëpp ngi ci ñëpp a ci bokk ñëpp ci ànd ñuy gërëm encore kilifa diine yi encore une fois ci décision yi ñu jël ñun yéen lañu yaakaar ñun yéen lañu xam yéen la ñuy tàllal suñuy loxo yal na yàlla sàmm leen sàmm kilifa diine yëpp yàlla jox leen worma gi ngeen yeyoo ñu jox leen ko di ñaan yàlla it réew mi yàlla sunu borom def fi jàmm ñëpp déggoo ñëpp juboo bëggoon nañu tey ñu won leen lambi booy get ndar jaam ca ndar Eva Tra lañ ko tuddee bëggoon nañ ko booy ñaa jéem nañu jotuñu la mais dinañ beneen yoon du ñàkk dinañ la woowaat di gërëm Ndeye Ndiaye Tyson Bombardier ma nga bitim réew moom tam ñu koy gërëm di gërëm ñëpp Mbaye Fall encore une fois merci ñu ngi lay gërëm bu baax ci liggéey bi nga xamante ni moom nga liggéey Balla Gaye gërëm nañ ko bu baax a baax moom Balla Gaye sunu jarbaat la sunu doom la ñu ngi koy gërëm di gërëm Youssou Ndour ci taxawaay bi nga xamante ni moom la am ci mbir mi nee na bi yoon daan xam nga dafa waroon ndomba bàyyi na wër ndomba léegi day daan waaw kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp tonton Mac jërëjëf tey yaa remplacé Mao Kamu Medoune gaa yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant mbokk ñu jox leen rendez-vous bu soobee yàlla talaata ak jàmm nan ñaan yàlla balaa booba feebar bi jóge fi ñëpp nekk ci jàmm ñu reprendre raat suñu émission ci ni mu waree amee Makhtar Ba ministre des sports encore une fois merci jërëjëf mbokk yi